ñii naan fa waaye lu ci mënti am lu ci mënti am mooy wóor nañu ni doomu Serigne Cheikh Mouhamadou Fadal la ak soxna Bousso Dieng soxna Bousso Dieng mooy photo bi soxna Bousso Dieng it ñu leeral ni nekkul koo xamante ni daa dem Dieng nii rek déedéet way juróom mooy Serigne Ma Yacine Oumy Dieng moo nekk ci photo bi Serigne Ma Yacine Oumy Dieng nekkoon seexub Serigne Touba boo xamante ni ku amul gërëmal Serigne Touba nga xamante ni Serigne Touba lañ xamul woon lan la mais Serigne Ma Yacine askan bi mu bokk danaan am ay xalifa di am ay Serigne ñu am dëkk ñu leen di wax ay Serigne bu yaar bi mu tollee ci doon xalifa dëkkam sëñ Touba ñëw fa ngir jaale ko way juróom bi faatu muy sëñ ma jeg faaloo mu gis Serigne Touba topp ko bi mu ñëwee ci kër gi mu féetewoo mbind ma ndax dafa yoroon mbind mu rafet bi mu fa nekkee Serigne Touba jël ko jox ko soxna Oumy Mbacke muy doomu sëñ Touba bi mu soxna Oumy amu fa gan moom mu jël doomu soxna Bousso Dieng bu Serigne Fallou mu am ci sëñ Modou Bousso Dieng bi mu tollee ci dal alxuraan sëñ Touba moo ko dalal ginnaaw bi la jaar ci ay kilifa yu bari ñu jàngal ko gannaaw ba mu jàngee ba pare ñu dem jox ko sëñ Modou Moustapha mi nga xamante ni moom lañ ko tuddee mu tarbiyee ko ba gërëm ko bi mu ko gërëmee mu ñibbisi nag ñëw toog si wetu waaye juróom waaye bi mu ñibbisee toogul yore kaala di jël àddiya déedéet daa ñibbisi toog di tarbiya ndax xam na ni li mu bëgg tarbiya sëñ Fallou moo ko koy may mu tarbiya sëñ Fallou weexal ay bëtam nag ci moment yu nekk fekk na fa sëñ Fallou dimbali ko ci dimbalin woo xamante ni sëñ Fallou nee na ko bët bi nga weexal de sa bët dootul xonk bu mukk mu daal di nekk nag koo xamante ni dafa jàppale taalibe yi ndax sëñ Modou Bousso Dieng tamit dafa nekkoon nit ku social bi mu mënul weesu nga nekk ci dëkk boo ko sancee nga def fa hôpital def fa école nit ñi di jàng def fa forage ngir bëgg ña fa nekk duñu soxla dara feneen te da ko doon def ci xaalisu boppam laaju nguur laaju kenn bu daan tukki da daan dimbali Modou yi di leen dimbali ngir ñu jot seeni këyit ku ko jot mën a jariñ sa bopp jariñ sa mbokk waaye moom xaarul woon nga jariñ ko ci hôpital bu mu mës a créé lu mel ni hôpital réalisation yi hôpitalu Ndindi bi mi ngi ci def 63 millions yoo xamante ni ci xaalisu boppam la ko defee hôpitalu Sam Yabal ba mu def ci 49 millions yoo xamante ni ci lu ci nekk ay 78 millions 45 millions ci xaalisu boppam la ko sëñ Modou Moustapha daan def mu nekk un citoyen modèle un citoyen boo xamante ni il est irréprochable kenn amul loo koy yeddee te it loolu yàlla da ko koo may ak tarbiya bi mu tarbiya sëñ Fallou ñu jëlit présentation di présenter sëñ Modou di jàngale nan la mel ñun ne sëñ Modou nekkoon na nit ku yaatu nit koo xamante ni lu mu am daka daan bëgg a bokk nit koo xamante ni lépp loo xamante ni ci àdduna lépp loo xamante ni am na ko rek daka daan bokk ak nit ñi donc mu nekkoon nit koo xamante ni nit la bu dimbali taalibe nekk un acteur de développement acteur de développement mooy koo xamante ni dëkk ba nga nekk dimbali nga ña fa nekk ba duñu soxlaa kenn léegi kan moo fi am loo bëgg a laaj sëñ Modou ma tontu la si ak forage ok ak lan ak daara loolu daf koy fekk ba fi mu nekk boo dee dund ci àdduna tabax daara faatuwoo tabaxee forage faatuwoo ndax lu fa nit naan lu fa nit jàng wala lu fa nit faju daf lay fekk ba nga fa nga tëdd donc mu mel ni moom ak dundam jariñ na nit ñi te mi ngi dem si ginnaawam te ba tey mi ngi jariñaate kooku mooy sëñ Modou Moustapha Falilou di waajuru soxna muslim yi nga xamante ni mooy yore seen daara ji di leen ñaanal yéen ñëpp yàlla barke sëñ Modou Bousso Dieng taas ci yéen te it
jom ji mu amoon ak fulla gi mu amoon ba li mu bëgg a defal way juróom yëpp mu def ko yàlla na ko yàlla suñu borom def si yéen si barke Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall jërë ngeen def sant nañ bu baax a baax. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ñu ngi yeesal suñu njëbbal ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul di nuyu sëñ Sidi Maxtaar di ko ñaanal yàlla na fi yàgg te wér di yeesal suñu nuyoo ci Serigne Aboul Baraka bu Cheikh Mouhamadou Fadal di nuyu itam Serigne Jiili mu Serigne Modou Sa Dieng di jégalu bu baax nag ndax tey dañoo xaw a sonn soñ mi jàppuñu ba jàpp nañu sax duñ mën a wax ak coono yi waaye dafa am loo xam ne bu ñu ci laajee mënuñ cee ñàkk bañ a wax ndax tey day bisub suñu jàmbaar Cheikh Mouhamadou Moustapha Fadil koo xam ne waajur la woon sëriñ la woon xarit la woon ku taxawu njabootam taxawu njabootu jàmm ñi ngeen gis ñu nekk sama ginnaaw di daara mi ñëw baax Xadim ko Cheikh Moustapha moom Cheikh Mamadou Bassir li tax ñu sos ko du suñu xam-xam du suñu alal du suñu doole du suñu man-man jéem a eggal liggéeyam sëñ Moustapha Fall lañ ci jublu ndax li nekkoon yitteem yépp mooy ginnaaw sëñ Fall mu taxawal ko liggéey kër sëñ Fall yi sembu ay daara sembu ay école tabax ay forage tabax ay poste de santé kon kooku képp koo xam ne ñu ngi koy tudd la tudd am na lu la war boo ko xamee ak boo ko xamut loolu nag moo tax ñu def lii sëñ Modou nag li nga xamante ne que ñun moo ñu gën a marqué ci moom mooy bëgg njabootam bëgg njabootu jàmbur soo masaan toog ak moom ne ko Mbàkke njabootu jàmbur gi ma yor mu ne bu ko waxati soo leen jàppee ay jàmbur lañuy doon ci yow njaboot gi leen Sëñ Tuubaa boole mooy seeni doom loolu moo waral ñii ñoo samay doom laa yemale dama yéene samay doom laa leen yéene samay doom laa leen di xool damay gis ñoom gisuma ko ci samay doom bu ma leen gisee damay jàpp ne ñooy samay doom ñoo sama doom yi ma jur laa yemale li may gis ci daara ji gisuma ko sama kër daara ji lay gën a amee fierté ci bu ma nekkee sama kër Sëñ Moustapha Fall nag xam ko yomb na dégg ko yomb na waaye roy ko moom jafe na ci ñun lool ñu ngi koy ñaanal ku gëmoon doomi Sëñ Tuubaa yi la ku amoon njàmbaar la ku amoon laabir la am na benn bis boo xam ne nee na dafa jógee Touba gi Dakar jëm Touba romb benn xale bu waajuram di dóor mu wàññeeku taxawal oto bi daal ne waajuram xale bi ngay dàq muy daw te yaakaarul fenn wallu ruus ma ci ngir Sëñ Tuubaa bu ko dóorati doom bàppa ji daal di ñëw daal ne sëñ Modou kii de seex na ba muy faatu du ma ko dóorati xam nga loolu yërmaane mënut a passé loolu mënuñoo wax ci moom ndax wax ci moom day xaw a jafe ci ñun lool waaye ñu ngi sant waa daara ji ci njiital Baye Saliou Seck di sant jàngalekat yi ñoom lépp ñoo ko def di sant xale yi di leen ñaanal ñu nekk xale yu am barke ndaw yu defar ëllëg àddina ndaw yu am yaakaar ndaw yoo xamante ne dañuy doon ñu liggéeyal Serigne Touba ñu ngi sant ñëpp di leen ñaanal sëñ Modou moom dañ koo bëgg ba wax ci moom jafe nañu lool waaye nag mënuñ cee ñàkk wax ñu ngi sant nag ñépp képp ku fi teew ci njëriñ sëñ Modou Khary ñu ngi leen sant jërëjëf. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi din mbokki jullit yi gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi am mbégte ak kontante ñëw fii tey ci pàkk bu lab bi di Touba Xayra nekk ci biir Touba ñëw fi tey ci bis bu màgg bu tedd bu ñuy fàttaliku muy jàmbaar ju màgg ci lislaam rawat na ci yoonu murit muy Cheikh Mouhamadou Moustapha Falilou ñoo gën koo xam ci sëriñ Modou Bousso Dieng muy ko xam ne yaakaar naa turam bi àgg na fépp waaye jëfam ci dem àgg na fépp kon nekk na boo ko xam ne doy na sëkk ñu ne mooy diw wala mooy diw ndax bu ñu ko xasee ba tudd ñëpp dana ko xam tey ñu ñëw fi tey ci màggal gi ci salle bi ñu nekk muy salle d'exposition bi nga xam ne tey ku fi ñëw doo bëgg xam ci sëñ Mouhamadou Moustapha Falilou li ko dale ci ba ko sëñ Fallou Mbacké di waajuram yar ko ci keppaaram di ko teete ba ci liggéeyu jumaa ji ak jëf yu rëy yam ci jëfoon ci kanamu sëñ Amadou Fadal ba ni sëñ Fallou Mbacké jugee ni mu nekk ci xilaafa gi macha allah fa ba ni mu génnee àdduna mboolem jëf yu màgg yu tedd yi nga xam ne jëfoon na ko fi tey képp ku ñëw ci exposition bi tey da nga ko fekk
ñu wane ko fi. lii nag mooy diine, ndax xam ngeen ne jamono bi ñu toll actuellement nii nit ñi dañoo manqué ay royukaay, nit ñi dañoo manqué ay jëmm yu mag yoo xam ne dana leen teete ne leen ñii la. loolu manqué lool moo tax ngeen gis màggal yi saa su ne kilifa ku tedd gu mag goo xam ne liggéey na fi liggéey bu rëy bu mel ne Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall mi ak njabootam daan daje wanewaat ay liggéeyam ngir lan xiirtal ci ndaw ñi, waaye ngir lan soññiwaat ci képp ku def jullit ngir nga mën a roy ca ñooña. ndax yàlla subhaanahu wa taala daana ko wax yonente yi yéen kat yéen jullit ñi war ngeen a roy ci Ibrahima ak ñi ànd na moom, ndax lan dañ fa nekkoon jëf-jëf ju baax. naka noonu yonente sallallahu alayhi wasallam suñu borom subhaanahu daa wax nañu royukaay la roy leen ci moom. naka noonu kon ku mel ne jëmm yu tedd yu mag yi nga xam ne ñoo àndoon ak Serigne Touba, ñoo àndoon ak Cheikh Mamadou Fadal mu nekkoon ab taawam nekkoon léppam, jaaru na jamono yu ñu toll ñuy wane ay liggéeyam ba nit ñi gën a xam mooy kan. nekkoon na ko xam man dama ci tënk ci ñaar rek, ñaar yoo xam ne képp koo xam ne dellu nga ca da nga am li Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall li am, mooy li ñu mën a tuddee kilifteef ak liggéey. Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall lu dafa fonk kilifteef lool. kilifteef mooy lan, dafa am solo lool ci diine, mooy kile yilif di sa njiit ci diine nga teg ko barab ba ko yàlla subhaanahu wa ta'aala teg, waaye ngay topp ay ndigal di bàyyi ay teram, waaye nga di ko tarbiyewu. Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall loolu la def diggante ba sëñ Fallou Mbacké daa teg njuréel ga ne ni ko sëñ Fallou Mbacké tege woon, waaye ñëw fonk kilifteef. ndax kenn ku ne xam na ci liggéeyu tubaab bii bi ko sëñ Mouhamadou Fadal Mbacké di yokk am na ci sooral bi féete kër sëñ Mouhamadou Fadal ci Touba ci jumaa ji moom moo ko sasa woon di ñaq aw ñaqam di liggéey ay liggéeyam di bay ay tool di ko indi ba sooral ba taxaw. sooral boobu nag ci la ko Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké waajuram fasal la mu koy fasal muy barke bu du dakk. tey ku ñëw ci màggal da nga gis ne wax dëgg yàlla lii mu am ni liggéey moo ko may ak fonk kilifteef moo ko may. deuxième bi mooy liggéey kenn ku ne xam ne Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall ba ni mu fi wàcce ba ni mu fi jógee mësula noppalu la yàlla wax ne wa'budu rabbaka hattaa ya'tiyakal yaqiin loolu la nekk. liggéey ci diine ji, liggéey ci lislaam di xetli xeet wi ci loolu la nekk ba yàlla subhaanahu wa ta'aala jële ko fi. lim sanc ci ay dëkk ñëpp xam nañ ko bari na, lim tabax ci ay daara bari na, lim tabax ci ay centre de santé bari na, lim dimbali ci ay doomu aadama ci wàllu wërsëgam nag loolu kenn xamul mu toll, waaye ci barkeem ci baatinam loolu tamit kenn xamul mu toll. kon damay wax ne ñaar yi kenn ku ne war nga ci yéem a roy Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall mooy premièrement fonk kilifteef, waaye ñaareel bi fonk liggéey. te loolu nag mooy maye àdduna ak àllaaxira. kon nag jàpp naa ne kon lii lañ mooy li nga xam ne kàddu yoo xam war nañ ko mën a indi pour barkeeloo ko ci exposition bi nga xam ne am na solo trop, ndax jëf yu mag yu mel nii kilifa yu baax yi jëf ko rawat na fi jamono tool war nañ ko wane ba ñëpp mën ci roy. kon nag ñii ñaan yàlla taawam bi fi nekk muy sëriñ Abdou Khadir Mbacké sëriñ Jili yàlla guddal fanam, rakkam yi fi nekk tamit nga xam ne ay jàmbaar lañ macha allah taala nga xam ne ñoo taxawu li lépp gannaaw Cheikh Mouhamadou Fall li ñooñu tam ñu ngi leen ñaan yàlla guddal seen fi wéral seen cër di ñaan yàlla màggal gi yàlla nañ ko jeexal ci alhamdulillahi rabbil alamin ñu teew ko at yu bare bari. wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi taxaw ak sëriñ Cheikh nekk koo xam ne kenn la ci kër gi di mbokk di lépp ñu teew fii tey ci liggéey bu sell bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci màggal fàttaliku sëriñ Moustapha Falilou ak ay yëngoom ak ay jaar-jaaram bés bi ñu jagle woon ko sëriñ mu daaw Balla. waaye itam nag moom ñuy sàkku ci moom magam ju tedd ji nga xam ne kenn la ci njabootu sëñ Moustapha Falilou ñu bokk lépp mu nekkoon jàmbaar joo xam ne ñëpp xam nañu ak njàmbaaram léppam mu jeexal ko ci sëñ Touba ak maamam Serigne Falilou Mbacké. waaye nag yàlla dogalee liggéey bi mu doon liggéey walla mat ci lépp dañu ko jël da koo bàyyee rakkam ju tedd ji di Serigne Cheikh Abdou Mbacké ñu gën ko xam Serigne Cheikh Abdou Bali moom la ñu bëgg nag mu defal ñu benn témoin ci Serigne Cheikhouna Mbacké moom. a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim jërëjëf sëñ Omar am nañ mbégte mu rëy ci teew fii tey ci xayra ci sunu kër waajur Cheikh Moustapha Falilou ci bis bi nga xam ne bis bu màgg la ndax ki nga xam ne moom lañ ko defal mu di Serigne Modou dafa nekkoon nit koo xam ne nit ku baax la woon nekkoon nitu yàlla nekkoon nit koo xam ne ku jàmbaar la woon nekkoon koo xam ne te ne bii tim ñun ci sunu wàllu muy Darou Khoudoss gi ñu dëkk de suñu cër ndax Cheikh Mouhamadou Moustapha moo ko yar mu bind ay kaamil jox nekkoon ca moom mu jàngal ko xam-xam tarbiyee ko ba yeewee ko mu soog a ñëwaat ci wetu waajuram Cheikh Mouhamadou Fadal loolu ñu am na benn bi su ñëw fii ma ànd ak lenn ki seeti Serigne Mouhamadou Moustapha yi sëñ Cheikh Sikab ma nga ca ak sëñ Saliou moom sëñ Mbacké Madina ñoom ñaar laa ci fàttaliku yàgg na ay 98 la waroon nekk
bi kenn ku ne ci ñun mu wax la sëñ Moon Moussa ni mu ko boole ak sa way juru di wax ba càgg mu dal ne dama bëgg na ëllëg moo fi jógee de kenn doon lii la fi bàyyi waaye li ñuy wax mooy lii la fi def loolu wax nañu ko fii 1998 fii ci ginnaaw fii ci Xayra ci ginnaaw terrasse bi daal yëkkati xaalis bu bari jox ñu ko ca boobu ndax 1 million la ñuy joxoon fekk boobu ñu tabax daara joo xam ne ñu ko doon defal sëñ Moon Moussa kon foog naa ne kooku noonu la meloon te bi mu fi jógee itam li mu fi bàyyi la nit ñi wax gis nañ centre social yi gis nañ hôpital yi gis nañ ñi mu daan dimbali bi mu fi jógee loolu rek la ñu doon wax waaye kenn newul ne miraas nañ nangam ci moom kon kooku tey jii bu ñu ko defal bis foog naa ne kenn ku ne war naa dikk rendre ko hommage delloo ko njukkal saafonte ak njabootam ziar leen fàttali ko di ñaan suñu beneen tawfeex bi itam mooy suñu maam ji ngi ko tudde moo di suñu Modaw Balla moom itam Daaru Muxti moom itam di jàmbaar joo xam ne Sëñ Tuubaa ko yar boole ko ak maam Thierno moom itam mu def fi liggéey bu rëy li ci mujj nag moo di sëñ Cheikh naa mi nga xam ne ren ji dañ ko ci cëral moom itam mu nekk nit koo xam ne nit ku jàmbaare la woon nekk nit ku am jom nit ku nangoo jaamu yàlla nit ku nangoo liggéey nit ku fonkoon kilifa keroog bi ñëwee di ma laaj dama ne leen doy na rek ma wax leen ci ne jumaa ji li nga xam ne moom def na ko ci man xaw ma mbakki bu ko ci def te loolu dama ko mën a seere ndax bi mu ko seqee ak sëñ Saliou dafa yëkkati 1 milliard jox ko sëñ Saliou joxe 1 milliard bi muy nelaw moom liggéey na ci jumaa ji 266 millions ci étanchéité bi jënd matériel boo xam ne ëpp na 700 millions nga xam ne moom gannaawam ci la matériel bi agsi bi mu demee ba ndeysaan di bëgg a dem mu ne ma Cheikh Abdou dey li nga xam ne liggéey naa ko jumaa ji def naa ko addee Sëñ Tuubaa matériel bi nga xam ne mi ngi ñëw bu dikkee tegal ma ko ci loxo Sëñ Saliou milliard bi ma joxoon it na nga ko yëkkati tegaatal ma ko ci loxo Sëñ Saliou loolu boo ko boole ëpp na ñaari milliards te lu ki nekk teg nañ ko loxo Sëñ Saliou kon foog naa loolu doy na seer ci jumaay Sëñ Tuubaa ji Cheikh naa Mbacke def ci loolu moo tax nag keroog bi ñu ñëwee di wax ma ne leen day loolu rek doy na sëkk lu bokkut ak li mu daan dimbali nit ñi li mu seqoon ak ñoom forage yaa ngi fi lépp a ngi fi koo dajal rek mën naa def seere ci moom kon ñoom itam buñ ko def fàttaliku ci bis bi loolu lu rëy la ci njabootu gi nga xam ne moom la bokk lu wajur waaye lu rëy la aussi ci mboolem njabootu soxna May gépp moo tax ñu am ci mbégte mu rëy di leen ki sant di leen ci gërëm di leen ñaanal yàlla mu nangu li nga xamante ne bii ñu ngi koy liggéey ñoom itam seen wajur bu baax bi gën leen a kattanal ba ñu gën koo mën def ay at yu bare wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wajjahtu kulliya bihamdin wa sukur ila waliyil mu'minina wa shakur wajjahtu kulliya bihamdin wa sukur ila waliyil mu'minina wa shakur wajjahtu kulliya bihamdin wa sukur ila waliyil mu'minina wa shakur يا ولي يا قدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البشير أسبت قولا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن أسبت قولا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أسبت قولا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نفعتنا بأنفع الإيمان فتنفع الجميع بالأمان حبسنا به وبالإسلام فتحفظ الكل عن الملام خدمت سيد البرايا أمدا والأنبياء والرسل يا من همدا خذ الصلاة والسلام أبدا لهم كما أوصيت من لم يهدا إلى النبي خذ الصلاة والسلام والأنبياء والرسل منزل الكلام على النبي محمد والآل صل وسلم واستجب سؤالي للمنتقى ما يسور بلا نهاية وخدمتي تقبل
يقول من عباد اكتب صلاة لجميع الأنبياء والرسل بتسليم واذكر كتبيا نافع صل وتسلم بقرام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة سلوة العظيم الصمدي على النبي وآله والحمدي رد مكائد الوداع إلى الوداع يا من هباني بمخدم العداد أوصل لكل مسلم ومسلمة مسألة يا من كفاني سلما لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنا مد لكل محسن ومحسنة على بشارات ترى مساسنا وجه أمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من يخلق يكني يا من يكون. Bonsoir, nous sommes à Khayra à l'occasion du Magal de Serigne Modou Moustapha Falilou, fils aîné de Serigne Fallou, et nous sommes dans l'enceinte de l'exposition consacrée à Khayra, au parrain Serigne Modou Awa Balla et à l'album Souvenir et à l'hommage qui se trouve derrière nous. Donc, à l'occasion de ce Magal qui célèbre le jour où la famille de Serigne Modou Moustapha Falilou prie pour lui. Et en fait, ce Magal coïncide avec l'ouverture de la grande mosquée de Touba par Serigne Mohamedou Fadilou Mbacké en 1963. Et c'est ce jour qui a été choisi par la famille de Serigne Modou Moustapha Falilou pour se rappeler de lui. Et cette année, nous avons eu une exposition avec 4 thèmes, à savoir Khayra, donc qui traite de l'origine de la ville de Khayra. Il faut savoir que la ville de Khayra est née au lendemain du rappel à Dieu de Serigne Modou Moustapha Mbacké. Serigne Fallou allait rendre visite au gouverneur de Diourbel, et c'est lors de cette visite que le gouverneur de Diourbel lui demanda de participer aux célébrations du 14 juillet. Serigne Fallou, à son retour vers Touba, fit une halte à Khayra. Et c'est à cette occasion qu'il discuta avec ses autres condisciples de la proposition du gouverneur. Ainsi, il leur dit: le gouverneur m'a proposé de venir participer aux événements du 14 juillet. Je voulais connaître votre avis sur la question. Ses condisciples lui rétorquèrent qu'ils pensaient qu'il faudrait répondre par la négative. Mais il leur répondit: je ne pense pas, car s'il nous invite à venir à ces événements, nous aussi nous pourrons lui demander de venir participer à notre événement. Et quel événement pensez-vous qu'on pourrait fêter? Que toute la communauté mouride pourrait fêter? Et là, il leur dit, il donnait plusieurs dates, mais il dit: non, je pense que la date qu'il faudrait retenir, ce sera la date du 18 Safar, la date à laquelle Serigne Touba fêtait le grand Magal, ce qui est son action de grâce où il remerciait Dieu de tous les dons qu'il lui a fait, notamment pendant son exil de 7 ans. Et au retour du gouverneur, et durant cette discussion, après la fin de cette discussion, Serigne Modou Moustapha Falilou Mbacké dit: cette place est une bonne demeure. Serigne Modou Moustapha Falilou étant fils, mais aussi privilégiant son rang de talibé, prit l'information. Et dès le lendemain, il vient ici, à Khayra, et fit défricher et s'installa. Donc c'est à peu près l'origine du quartier de Khayra, qui est le 4e village de Touba au niveau des populations, et aussi au niveau des revenus, qui est le 3e village. Après cette exposition sur Khayra, nous avons une exposition sur le parrain de cette année, qui est Serigne Modou Awa Balla, fils de Mame Thierno Ibrahima Fati, Borom Darou, qui a parrainé la journée précédant le Magal, organisée par les petits-fils de Serigne Modou Moustapha Falilou. Et nous avons été à Darou Mourti prendre des informations sur Serigne Modou Awa Balla, qui est un personnage éminent du mouridisme, qui était connu pour son abnégation, son courage et son amour indéfectible pour Serigne Touba. Il est né en 1896 et ce fut un grand érudit mouride que tous les mourides retiennent dans leur mémoire. Serigne Fallou a dit que Serigne Modou Awa Balla n'a peut-être pas des trésors, mais
tout ce qu'il dit, Dieu l'entend. Donc cela nous suffit pour savoir que Serigne Modou Awa Balla est un personnage très important du mouridisme. Et donc dans cette exposition, nous avons exposé ses grands faits d'armes et aussi nous avons montré quelques-uns des membres de sa famille et tout ce qu'ils ont eu à réaliser à Darou Mourti. Après cela, nous avons un album souvenir qui répertorie plusieurs éléments photographiques de Serigne Modou Moustapha Falilou et ses passages. Et donc, après cela, nous avons un album hommage dédié à Serigne Khadim Mbacké ibn Serigne Modou Moustapha Falilou qui a rendu l'âme cette année, et à Serigne Cheikhouna Mbacké ibn Serigne Modou Moustapha Falilou qui a rendu l'âme cette année. De plus, nous profitons de cette occasion, le comité d'organisation du Magal, présidé par Serigne Modou Khary Mbacké, sous l'égide de Serigne Djili Mbacké, Khalif de Serigne Modou Moustapha Falilou. Je suis membre de la commission culturelle, ainsi que mademoiselle Maguette Diagne et monsieur Mamoun Gadiaga. Nous avons présidé cette exposition. Et nous lançons aussi en même temps le site boromkhaira.com qui sera composé de Khaira TV et de Khaira FM avec des éléments TV et des éléments audio que tout le monde pourra aller consulter. Nous vous remercions de votre participation et de votre venue au Magal. Et c'est tout ce qu'on voulait dire par rapport au Magal de Serigne Modou Moustapha Falilou. ala